jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës bokk rek ci député yi nga xamante ni jamono ji ñuy wax ak yéen nag fi mu ne nii ña nga ca séance plénière ca pencum ndawi réew mi ngir rek sëgg ci woteek nag gox-goxaan yooyu nga xamante ne nii dañu koo dàq ba weeru dañ koo bëgg a dàq ba weeru février atum 2021 waaye nag gis nañu ne mbooleem ñoo xamante ne ñoo seq kon waxtaan woowu ngir loolu antu nag dafa mel ni déggoowuñu ci ay kaddu Amadou Sène ñaa nag moom nag daal xelam nag kon dalul ci rek wote yi nga xamante ne nag dañu koo bëgg a dàq ñu ne nag daanaka ay yoon ngi nii ñuy dàq boobepp wote moom nga xamante ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu décentralisation nag commission politique bi nga xamante ne moo yore wàllu dialogue bi sax la gis ni dañu ko war a tas ndax gisu ca benn njariñ tey nag di àjjuma nag ni ñu ko baaxoo di def rek daanaka saa yu Pâques desee ñaari fan muy nag ak màggal goo xamante ne dañu koy màggal duppee ko vendredi saint di àjjuma ju sell nag mu nekk jamono joo xamante ne nii rek suñu mbokku chrétien yi kon dañu ci daal di rek booloo di def nag ay julli di ñaan abbé Alphonse Biram Ndour di ngeen dégg ay kàddoom ci biir xibaar yi wàllu caara tamit dinañ ci àddu wax nag ci li nga xamante ne nag moo jëm ci rek artistes yi nga xamante ne xam ngeen ni léeg-léeg dañuy feebar du ñu am lu ñu fajoo muy ay jafe-jafe yu métti yoo xamante ne dañu koy dund du ñu mën a faju mënuñu koo jooy fenn loolu sax taxoon na ba njiitu réew mi Macky Sall nag daal di tëral rek li nga xamante ni moom mooy mutuelle de santé jagleel ko acteurs culturels yi waaye mutuelle boobu fan la ñu ci toll mu mel ni kon njariñ la dafa xaw a des tuuti lii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi mbokk yi bu ngeen taaxir la tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dal na jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ñu ko waxee woon ci ndoxte li député yi nag jamono ji may wax ak yéen ña nga ceeb séance plénière ci penc ndawi réew mi ngir nag fas yéene rek kon sëgg ci woteek gox-goxaan yooyu nga xamante ne nag kon dàq gi dañu ne dañu ko yóbbu ba février atum 2021 loolu mu mel ni mboolem acteurs yi nga xamante ni kon ñoo seq di ca liggéey mbaa boog ñu cay wax boobu ba tey déggoowuñu ci kàddu Alassane Ba moo ñu teewal ci assemblée nationale du ñàkk ñu am ko ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu des ba tey ci assemblée nationale googe nga xamante ne nag niñ ko waxee rek bureau assemblée nationale nag fi mu ne nii dafa am nag noo xamante ne daf ko taxawee rek ci kii di Issa Sall moomu nag ñu gis ni ca assemblée nationale daanaka gëdd ga mu fa amoon dana ko tekki moom nga xamante ni moom moo jiite nag kon parti bu unité bu rassemblement bu PUR nekkoon nit coordonnateur bu parti boobee ñu gis ni sax ci mujjantal gi dana ko daal di moom it parti ba mu féete woon mboolem luy cër la mu fa amoon nag ñu gis ni dañu ko daal di teggi ba mu set wecc gannaaw bi la daal di sos kon parti boppam tey ji nag moom parti boobu mu sos nag nee na dafa bootu rek mbaa boobu mu fas yéene gunge ñi fare ci nguur gi mu nekk nag ab règlement intérieur boo xamante ni assemblée nationale nag daal dina koy amal rek moom nga xamante ni ki ko remplace ki ko wuutu jamono ji jàpp leen ni Cheikh Tidiane Ndiaye la Cheikh Tidiane Ndiaye moom nga xamante ne nag moom la ñu daal di kon rek kon jëlee ci assemblée nationale ci àjjuma ji ñaari fan ci weeruk avril la mangook ñu daal di nag wax nag ci ba tey ci wàllu ko wote yi nga xamante ne dañu ne xam ngeen ni dañu koy dàq ba atum 2021 février kii nag xam-xamam màcc ci wàllu ko décentralisation Amadou Sène Niang moom nag àndul ca loolee ndax dafa jàpp ne nag lu soxal wàllu wote yi daal nañ cay doxalee dëppoowul ak yoon ba tax na nag mu ne commission dialogue bi nga xamante ne sax dañu koo samp su sañoon daal dañu koy daal di kon tas ndax commission boobu amul benn gëdd amul lenn loo xamante ne njariñ mi ngi ca Amadou Sène Niang ñu teewlu ko tey moo nekkoon ganuk Info Matin. Amadou Sène Niang bokkoon ci ñi sos pôle des non-alignés sàkk ñu tas commission politique bu dialogue national bi mu jàpp ni dafa laaj. commission bi def na ñetti at wala lu ko ëpp te produire résultat bu ñu am ndax cosaanam mooy waxtaane système électoral depuis Kéba Mbaye ba tey bu ñu jubóowee ñu dem voté ji pour améliorer maintenant boobu ba tey résultat amul commission bi dafa jaxasoo da ngay dégg opposition bi ñuy wax doo xam lu ñuy wax ndax newuñu ci améliorer le système jóge fi ma toog la majorité bi nekkul ci améliorer day fexe nu mu sampoo boo déggee société civile mu mel ni
opposition la ñuy waxal di nekk porte-parole nga dem si non aligné ñu mel ni pouvoir bi la ñuy wax loolu jaxasoo la goo xamante ni buñ si dollee ni résultat yi ñu doon xaar si ñoom amul dama jàpp ni après évaluation bi war nañ ko dissoudre ñu demaat sur de nouvelles bases. ngir rek ñoŋal sunu système électoral borom xam-xam bi jàpp ni faaw rek ñu dugal ci waa administration ndax seen expérience moom lim jàpp sax mooy élection yi bu nu respecté délai processus électoral bi mënut a am fii ak at. fukki weer ak genn wàll boo tàmbalee ci évaluation bi nga xam ne ñetti weer la nga teg ci un peu ñoom li ñu produire ci recommandation ñu waxtaane ko changer code électoral bi bu ko defee loolu day jël weer après nga ubbi période bi ñuy ooyee période révision exceptionnelle des listes électorales dina mët ñaari weer après nga boo paree nga teg ko ci table ji pour weer pour que ni nga xamante ni ñoo bindu woon ñu mën a vérifier ndax seen tur nga bu ñu bindu ñu loolu weer la gàtt après nga war a consolider ces listes électorales yi nga xamante ni nit ñi def nañ ay réclamations nga produire carte yi nga doog a nag distribuer carte yi loolu gàtt ñetti weer la donc après nga war a def li nga xamante ni mooy 85 jours avant élection yi war nañ mën a déposer liste candidature yi bu ko defee loolu lépp boo ko xaymaa fukki weer ak ñaar la ak genn wàll. ñu mën a wàññi mooy évaluation bi te benn façon rek la ndax fay nañ ay nit jox nañ leen ay délai peut-être duñ si mën a dellu gannaaw mais mën nañ yokk liggéeykat yi bu ko defee délai bi wàññeeku. déggoo amul assemblée nationale mujj àtte ci toxal élection yi nga xamante ni waroon naa am depuis juin 2019. mu nga ko ñu koy jaajëfal Chérif Dia di gàgganti rek muy nag Issa Sall mi nga xamante ni wax naa ko moo jiite woon parti boobu di PUR gannaaw nag ba nu ko rek mel ni ku ko ñàkkal fayda ca boobe parti ci la daal di rek kon dogg woon sos parti boppam daal di nag dafa bootu fi mu ne nii mbaa boog mu ànd ak ñi farek ci nguur gi gannaaw bi ñu tabb ko ministre conseiller moom nag maanaam ndombal tànk ba nga xamante ni amoon na ko ci assemblée nationale loolu it dañu gis ne règlement intérieur ba kon mayeetu ko moo waral nag ñu daal di koy rek kon teggi ci assemblée nationale boobu tey nag ki ko wutu wax naa ko sànq Cheikh Tidiane Ndiaye la moom nga xamante ne nag tey dalal nañu ko moom it ca assemblée nationale Rassane nag tàllal na loxo waa Benno Bokk Yaakaar ngir gungele leen ci liy jëmale réewum Sénégal ca kanam nee nañ nag fi mu ne nii la ñu bëgg rek mooy teg ab société boo xamante ni société bu am doole lay doon société boo xamante ni nag ku nekk tey jilee mën ngaa wone rek fa nga féete waaye tamit ci kaw rek ngeen déggoo ci lépp loo xamante ni day jëmale réew mi kanam Aïda Ndiong nag jiite réseau boobu di Rassane nag moom am na ay kàddu yoo xamante ne yëkkati na ko bu weesoo loolu tamit yëy na yàbbi rek ci yoon nga xamante ne xam ngeen ni amoon na rek dogal ca moom nee na nag mboolem procès yi nga xamante ne nii moom mi ngi ko doon jànkonteel procès yooyu yëpp da ko gagné moom Aïda Ndiong Habib Faye la ñu ciy àndal ak Younous Diatta. dellusiwaat ci géew politique gi wanewaat boppam tey mu janoog way taskatu xibaar yi yey yàbbi ne Rassane bi nga xam ni maa ko jiite tàllal président de la république tàllal ñu loxo ñu àndandoog moom di ko jàppale dugg à partir tey ci biir Benno Bokk Yaakaar. la ko gën di soxal bi la yoon moo di wàllum xëyuk ndaw ñi ñu am ci ab politique d'emploi goo xamante nit daa gën a yàgg itam dina gën a jëriñ. kenn ku nekk wax dëgg lu gën nag yaa ko mën defal sa bopp waaye xeeb baaxul. nanu ñaan yàlla rek réew mi mbir mi gën a soppeeku jàmm mën a am naataange am Covid bi dem yoonam ba économie relancé wu ñu mën a continuer waat di dund nin daan dundee démb ak bërki démb. moom ma nekkoon maire bu HLM tey mbég la àndal waaye itam weddi tuuma setal derem gannaaw ba nga xamante ne jaxasoo na ak yoon fii ci mim réew. Macky Sall teguma ko tey teguma ko ëllëg. ndax du yàlla du yonent président de la république rek la bi ñu ni ma dañ lay tëj kaso isam dama gëm dogalu yàlla nii lii dogal la bu amoon ci man waaye am naa ngor ak muñ gu toll na amul kenn ku ma fa mas fekk ba nga ni kii kat yëg na kaso bi lu dul boo fa demee da nga naan kii kat dama xamul ndax am na deret wala ndax nit la. ex-sénatrice bi jël lu toll ci 150 000 membres. bu Rassane di réseau des amis et sympathisants de Aïda Ndiong ñoom ñëpp mu boole leen ñu ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar fas yéene liggéey Sénégal.
diwaan bu Matam nag ña ngay sàkku rek ci président Macky Sall maanaam dige yi nga xamante ne nag kon defoon nañu ko waaye tamit la ñu ci jëloon ci matuwaay ci rek weeru mars atum 2013 ñu daal di koy jëfee ndax ba ndëgë ni diwaanuk Matam ma ngay jànkonte lay jafe-jafe dañoo bëgg nag Matam ñu jox ko rek gëdd gi nga xamante ne ñi ngi ko jox yenn ci diwaan fii ci réewum Sénégal mu am ab mouvement di kuréel gu yees boo xamante ne daal dinañ koy sos nag duppee ko rek kon Matam googeeg nag kuréel la ñuy sàkku wax naa ko léegi mooy Matam ñu jox ko gëddëm dañ ci teewlu ki nga xamante ne mbaa boog jiital mouvement boobu ci teewaayu Djibril War nag am na ab conférence de presse boo xamante ne ñi ngi ko doon amal moom moomu kenn la ca mouvement boobu. ci taarixu Jamel mooy manifestation bu gën a am solo bi nga xam ni mbooloo mi génn nañu ak doole Jamel nag daf di ab quartier bu nekk ci ñetti kilomètres waaye pour nga dugg fa wala nga génn fa benn pont la ñu amee te pont boobu kat. Matam di non li ko soobu mooy li tax ñu créé ko mu ngi jógee ci benn jooytu xol boo xam ne mën nañ ko tuddee marginalisation jooytu xol boobu noonu. ñu ngi ko tuddee tamit benn fàtte bi ñu fàtte région de Matam. bi ñu defee conseil des ministres décentralisé boobu noonu jàppoon nañ ni dinañu réhabiliter Matam ci ay droit yam ñu am benn espoir waaye tey droit yooyu noonu ñuy lim la ñu gisul mooy am paj bu baax nit ñi mën a faju ci ay hôpitaux yu baax nit ñi mën a am lu ñu tuddee accès à l'eau ndox boo xam ne ndox bu sell la de l'eau potable. nit ñi mën a am lu ñuy tuddee déplacement boo bëggee déplacer tey région de Matam mën nañu wax ne lu jafe foofu la nit ñi mën a am jàng bu baax tey suñu école yi ay professeurs dañ fa manqué ay enseignants dañ fa manqué et pourtant ministre de l'éducation mu ngi dëkk région de Matam donc loolu mën nañ ko tuddee paradoxe. ma ngoog mu nekkoon Djibril Diaw bokk rek ci mouvement boobu nga xamante ne nag dañu ko tëral ñu ne nag Matam du ca dal na kilifa yi rek wax ci diggée ñu fa defoon ci atum 2013 ca Matam la ñuy des bi yoon nag askanub Jamel ñoo daal di wàcc ci mbedd yi di naqarlu nag nee nañ li nga xamante ni moom mooy seenub jafe-jafe ndax gis nañu ne foofee ca Jamel nag booy xool daanaka dëkk ba ma nga nekk ci anam yoo xamante ne anam yu doy waar la te daanaka bu tawee taw bu njëkk ba rek gox boobu nag dafay taa tey nag ñu ne bëgguñoo seetaan kilifa yi yàgg nañ ko ñaxtu ñu leen di tànkam lu ngalla nañu leen dimbali ci jafe-jafe boobu balaa kon nawet bi nag di dugg ñu teewlu Ali Bandel Niang moo ñu toogal ca diwaanu Matam. ci taarixu Jamel mooy manifestation bu gën a am solo bi nga xam ni mbooloo mi génn nañu ak doole Jamel nag daf di ab quartier bu nekk ci ñetti kilomètres waaye pour nga dugg fa wala nga génn fa benn pont la ñu amee te pont boobu kat dafa màgget ba ñu ragal sax mu daanu naka noonu itam at bu jot ci jamonoy nawet waa Jamel dañuy loru ci wàllu mbënd gi boobu ba léegi nag ay kilifa dañ fay ñëw waaye diggee kese ndi gisuñu lenn li nga xamante ni soppi na seen wàllum dëkkin na lii kon moo tax ba jamono yi ñu ràngoo seen ay morceau yu xonk wutali pont ba amal fab manifestation. fii lan moo ñu njëkk métti ñun avant tout d'abord ñu ngi naan ñu ngi bokk ci Matam mais tey dafa mel ni bokkuñ ci Matam oto mbalit bu xëyee du fi ñëw bale dëkk bi bu tawee ñu ñëpp xool dañu luur ci ndox bi en fait suñu rakk yi dañuy jàngi ji diggante gi ak Matam même pas 2 kilomètres mais chaque jour dañuy doxee ci tànk aller retour bilaay léegi-léeg am ñu xamante ñu bëri seen jàng yàkk na ngir maanaam xoolal yoon bi sori bi boobu maa nag baykat yi fii xoolal surtout pont bi léegi ñoo ngi fii ñu ngi naan pont bi dafa yàqu maanaam poids lourd di fi jàll mais chaque jour gi ñu bàyyi poids lourd di jàll léegi nag ñun loolu noonu ministre ñëwoon na fi keroog même pas 2 mois dafa war a ñëwaat xam nga xool ñu xam ne ñun ci Matam la ñu bokk defar ñu ay tali am na yu métti ñu ngi ci Matam méru wuñu li nga xam ne nag moo gën a fës ci manifestation bi di waa Jamel amal mu di révolte ni ndaw yi fippo di mere sax seen kilifa ya di notable dëkk ba ñu cause de leur injustice n'est-ce pas Jamel ko ramen adidi bu ramen ko ɗaminiɓe à tel point teme nayyi teme jeegom so heewi 10 000 francs jomum asa gaska mawka ubbo ɓiyum yimmum bammum kono lefti min e Jamel naaɓe fof laaɓi e dande o hirsimin politicien gara ñaama tew ƴiƴam miskineɓe ha reedu rif
tel point ene muusimin xanaa sax takk der élément police yu ñu yabaloon ci manifester ga daanaka maslaa bu rëy a rëy la ñu nekkee woon ngir éviter sax ñu taali pëna wala sax ñu jàppante ci seen biir. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Ali Bandel ñan ca jokkul mbel bukk nag la ñuy wutali ak askan wi nga xamante ne rawatina ak étudiants yi sax laay wax ñoom nag ñoo mer ba futtu li ko waral rek bokk na ci ñaar ca ñoom ñu nag teg loxo rek loolu nag metti leen ba tax na nag ñu ne nag nañu leen dimbali élèves yooyu sax gis nañu ne muy élèves yi nga xamante ni ñoom ñoo doon jàngee nag daanaka ca daara yi féete ca jokkul étudiants yi nag dañ leen a tere ñoom école yooyu daanaka ñetti fan rek la ñu daal di kon tëj ràpp buntu école yooyu ndax étudiants yi may ñu leen fu ñu jànge bu weesoo loolu nag ñu ne li leen gën a naqari bokk na ci ñàkkum nag jumtukaay lu ci mel ni ay néeg yoo xamante ne daanaka booy xool lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci nag doomu aadama am nañu ko foofu waaye gis nañu ne nag kon chambre ya doyul ca étudiants yooyu ba tax nañu koy naqarlu maire nag bu jokkul ba moom nangu la yëy yàbbi ci mbir mi Omar Ndiaye la ñuy fekk ji foofee ca Kaffrine. nekk président amical étudiants yi nekk ci jokkul Mbelbouk ak Assane Dieng ñoom ñaar ñooñu la ñu teg loxo gannaaw bi ñu amalee ab point de presse doon ñaalu nag anam bu jagadi bi ñu nekkee ci université ba. ci biir loolu monsieur le maire Seydou Diop benn appartement kese la ñu jëlaloon boo xamante ni ñaari chambre la te ci biir ñaari chambre yooyu benn matul ci ñeenti mètre ñu nekk 130 étudiants téeméer ak fanweer fu may wax ak yow ni ñooy yeewoo ci biir appartement boobu mu nekk loo xamante ne nii ñu ngi koy ñaawlu trop te négocier neen ak moom man na 2 mois ñi ngi naxante ak moom pour mu xool nu mu régler situation boobu noonu mais boobu ba léegi monsieur le maire dégluwuñu à chaque instant bu ñu waxee ak moom du ñu lijjanti sax da nga koy woo téléphone parfois du la jël wala bu la jëlee lu mu la wax ay promesse kese ci lay yem. ci point de presse bi ñu amaloon ci leen génne woon nag élèves yi nekk ci commune bu Jokkul ngir dakkal seen njàng bi ci diiru ñetti fan. dañ fi ñëw xam ne bu ñu laalee fii nit ñi danañ xam ñun lu ñuy métti ndax bëri na si ñoo xam ne nii ñu ngi fii nii dañoo umpale situation bi nga xamante ni moom la étudiants yi di dund fële ci Dakar maintenant nag dañ fay ñëw am nañu 28 nouveaux bacheliers ci biir 28 nouveaux bacheliers yooyu dañoo am juróom-ñetti jigéen yu nekk seen biir ba tey fi may wax ak yéen nii ñoo ngi yeewoo fii ci biir commune bi man ñoo dem Dakar te commencé nañ seen jàng tamit ñu ngi fi tey di lancer benn AG boo xamante ne nii fii ak ñetti fan bu fekkee ne situation bi réglé wul cours du am fi nga xamante ni mooy fii ci Jokkul Mbelbouk. jamono ji nag bépp étudiant bu nekk ci diwaanu Kaffrine ñi ngi sàkku nag ñu bàyyi ñaar ñu ñuy jàpp lu ko may ñoom ñëpp daani fas yéene wàjj ci mbedd Kaffrine yi ngir wane seen ñëg-ñëgu xol. niñ koy waxoon ci ponk xibaar yi tey nag àjjuma ju sell lañu ko jàppee ci sunu mbokku chrétien yi li ko waral rek daanaka dañu koy def saa yu feetu Pâques nag dese ñaari fan mu nekk àjjuma joo xamante ne dañu koy woor waaye tam dañu ci ànd rek di julli ak di ñaan mu nekk lu am solo abbé Alphonse Biram Ndour moom mooy curé bu paroisse bu Saint-Paul bu Grand Yoff jokkoon na ci ak Mame Biram Diouf ci téléphone. aljuma bu sell gi ñuy fàttaliku lu am solo ci diine bi muy deewu Krista bi ak robam te jàngu bi di koy firndeel gannaaw ba nga xamante ni dale ko démb ci alxames gu sell gi lañuy gonnal mel ni kuy yéete li nga xamante ni moom moo di ba ñu tiyee borom bi suñu yàlla denc ko ca kaso ga bundu xatal ko sonnal ko te ci bésu tey jilee ñu koy yóbbu ca calvaire ya fa ñu koy daaje ci kaw croix ci boobu la ñuy dund aljuma gu sell gi mu di lu am solo ci diine gi ndaxte moom mooy fi nga xamante ni ñu ngay fàttaliku deewu Krista bi ngir ñun rawatina ci li nga xamante ni nangu na jéebale boppam ngir ñun su boobaa dinañu jaamu croix gi dañuy def itamit yoonu croix ga fàttaliku coono borom bi waaye ci biir jàngaatu bés gile danañuy def li ñu oowee ñaan bu magu jàngu bi ngir ñaanal àdduna si sëpp. mangook ni ñu ko waxee rek xam ngeen ni Pâques nag la ñuy waajal te ñaari fan képp moo ci des ca diwaanu Thiès nag foofee cathédrale ba nag ña nga koy rek setalaat soxna yi nag ñoo daal di manko joxante loxo rek fas yéene waajal bu baax a baax feetu Pâques ba ca diwaanu Thiès ci liggéey boobu nag service d'hygiène fekk si na leen ngir gunge leen Cheikh Anta Diop ak Sey Latir ca Thiès. fii
ci cathédrale bu mag bi nekk fii ci diwaanu Thiès jàngu mu mag bii di Sainte-Anne fii de ñu ngi fiy xaarandi ay junniy nit ngir ñu ñëw fii ci jàngu bi ci semaine sainte bi nga xamante ni ñu ngi koy waajal loolee tax waa brigade régionale d'hygiène bu Thiès dikkoon ci bërëb bi ñi doon ko setal joxe fi nag ay jumtukaay ngir ñu waajal bu baax ñi nga xamante ni ñoo fas yéene ñëw fii ci jàngu bi. communauté bi moo ngi dëgmal li ñuy wax feetu Pâques si ñeenteel jour si weeru avril bii donc mu nekk événement bu am solo si diine catholique donc loolu moo tax ñu ne nañu ñëw wuyu woote bi nga xam ni moom la abbé Ciss bi def woo service d'hygiène pour ñu jàppale leen si ñaari fànn benn bi mooy ñu xool maanaam nit ñi ni ñuy liggéey si wàllum nettoyage bi donc ñaareel bi mooy bu ñu nettoyé ba pare ñu mën a désinfecter bërëb bi. si loolu aussi toftal nañ si jumtukaay yu leen jox lu mel ni li ñuy wax détergent ak eau de javel. kii di abbé Henri Ciss nekk curé fii ci cathédrale bi rafetlu lool jëf ji te nag di sàkku ci ñi ñëw fii ci jàngu bi ñu topp digal yi. bés yi li ñuy dajaloo dafa bëri mais si dañoo bëri kon ay opportunité la pour mbas mi gën a law. may woo ñëpp ñu gën a respecter mesures barrières yi ndax mën a taxawloo mbas mi. suñu mbokk chrétien yi fas yéene feete Pâques askan wu bëri nag fas yéene ñëw fii loolee tax waa service d'hygiène ak ay volontaires fas yéene ñëw fii ci église bi gën leen a ñaax jàppale leen ba ñu topp digal yi fexe nag ba benn jàngoro du fi dugg ba kenn nit du ko fi jëlee. ma ngoog ñu lay jaajëfal bu baax a baax ca diwaanu ko Louga nag la ñuy wutali Louga googee nag gis nañu ne naam sax léeg-léeg nag ay jumtuwaay dina fa faral di ñàkk waaye du tee nag ci wàllu njàng ma boo ko jëlee nag ñu ngi ciy def jéego yu am solo ndax tey jilee ñi nga xamante ne rek kon ña nga ca daara yi di jàng téeméer ba jël fukk ak juróom-ñeent la loolee nag di jéego ci bu ñu xoolee rek ci Sénégal wërngal këpp téeméer boo jël fukk ak juróom-ñaar la moo waral sax kon directrice bi nga xamante ne moo jiitee agence ba foofee national bu petite enfance di tout tànk yi muy kër gënu dénk tout tànk yi njiit la daal di nag rafetlu lu ni mel bu ay ab nemmeeku mu doon amal ca diwaanu Louga yëkkati na fa ay kàddu Maymuna Sissoko la nu koy wax ñu teewlu ko ak Thierno Fall. xam nañ ni véritablement suñu succès au niveau de l'agence mi ngi dépendre ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def fii ci base bi loolu moo tax ñu ñëw Louga tey nemmeeku acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo ciy liggéey xool nu ñuy renforcer nu ñu leen di renforcer suñu action coordination régionale. Louga mi ngi ci 19% comparé ak moyenne nationale bi ci 17% mën nañ ne taux bi xaw na baax waaye dinañu gën a liggéey pour que d'ici 2030 ñu mën a atteindre taux 64%. loolu moom mooy li nga xamante ne mooy objectif te président daf ñu digal pour que ñu généraliser véritablement prise en charge de développement intégré de la petite enfance. Banque mondiale dinañu construire 66 cases des tout-petits ci biir Sénégal fépp KOICA également mi ngi concerné région Louga ak Saint-Louis waaye doyul ñun ci suñu wàllu bopp dinañ xool nan la ñuy def ak suñuy partenaires techniques et financiers ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy accompagner nan la ñuy def ba renforcer loolu renforcer région Louga en structure. ma nga gannaaw Louga Kambila nag ab dëkk la boo xamante ne ma nga ca RN 4 ba ca département bu Bounkiling foofe nag ñu gis ni daal askan wa ñu ngay jànkuwanteel ay jafe-jafe yu métti ci wàllug jumtuwaay waaye tey nag sant nañu yàlla ndax am na benn kër goo xamante ni wàllug argile ci lay yëngu moo taxaw rek ngir gunge leen nag ci kaw tabaxal leen ab case de santé foofu bu weesoo loolu tamit mu am ay koppar yoo xamante ne nag di financement ñi ngi ko jagleel ay soxna tamit yoo xamante ne nii dinañ mën a rek yëngu ci ay liggéey yu leen mën a jural koom foofee dañu fay fekk ji Bakary Konte ak Xaali Jammeh. population yi nekk ci Kambila daal di nekk ci ay jafe-jafe yi tar pour faju ñu ne sax pour ñu mën a amal seen évacuation sanitaire lu jafe la Penda Barji nekk bàjjen gox fii ci Kambila moo ko xamle. jigéen yu bari dañuy am problème ndax am na ñoo xam dañuy wasin si kër ta dañuy am problème tension te duñ ko xam ndax boo wasin kër gi te yaa ngi am problème tension doo xam appareil rek moo ko mën a génne looloo tax ñu ñaan poste santé bi pour ñu mën a am suñu wér-gu-yaram jigéen ñi te am mënu seen wér-gu-yaram xale itam bañ a faatu. Kambila daal di bénéficier wu ci construction benn case de santé benn entreprise sénégalaise bu ñuy woowee Sénégal Koom-Koom nekk di exploiter argile foofu la moo ko nekk di tabax. ñu rafetlu construction case de santé bi. fii ci Kambila pour au moins mu mën a soulager population yi parce que distance bi xaw na sori tuuti ak Bonna suñ amee fi benn case dina am problème de santé yu bari yoo xam ni dinañ ko fi mën a régler
leneen lu ñuy wax aussi c'est que au niveau de la zone de responsabilité bi ñu nekk muy commune Bonna amoon benn cadre lañ fi amoon muy moo nekk Kilinko donc booy xool aussi baax na aussi ñu def li ñuy tuddee densification carte sanitaire mooy yokk structure sanitaire yi pour rapprocher les services des populations. 30 jeunes lañ daal di recruter ci entreprise bi ñi daal di leen jagleel ay formation ak ay financement loolu nag ndaw yi ak jigéen yi nekk fii ci diwaanu Kambila ñoo ko daal di bénéficier wu. convention bi ñu signé ak promoteur bi wane na ne projet bi dina leen amal njëriñ parce que déjà am na ay ndaw yu bari yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñu ngi ci liggéey gis seen bopp mu nekk nag loolu politique bi nga xam ne président de la république mu ngi koy sakku ci li nga xam te ne moom mooy création emploi donc ñu koy encouragé bu baax ki nga xam ne moom mooy promoteur bi mu gën a déglu population bi mais également gën a déglu service technique yi nga xam ne ñu ngi fi ca ku nekk ci domaine am il faut nga saytu ndax li nga xam te ne moom mooy normes yi mu ngi koy respecté bu baax ci wàllu exploitation. population yi daal di wane seen mbégte ndax réalisation yi bëri yoo xamante ne société sénégalaise bi mu ngi koy amal wante nag ñi ne bëgg nañu tamit ñi daal leen indil électricité loolu nag daal di yokk liy booster seen i développement. Bakary Konté ñu lay jaajëfal. ñu wax ci wàllug caada nag jagleel ko artistes yi nga xamante ni nii xam ngeen ni dañuy faral di jànkonteel ay jafe-jafe rawatina ak nag bu nu feebaree loolu sax taxoon na ba président Macky Sall nag tëraloon rek li nga xamante ni nii jëm na nag ci mutuelle de santé jagleel ko acteurs yi yëngu ci wàllug caada waaye dafa mel ni ba nëga ni rek ay jafe-jafe mi ngi am tey nag seeti nañu kenn ci acteurs yooyu Babacar Niang la ñu koy wax gannaaw jafe-jafe yooyu mu mel ni moom tey am na ab yoon woo xamante ne jaar na ci rek ngir mën a rëcc ci yooyee jafe-jafe moom ñu gën a xam ci turuk Rapathia dañ ci ànd ak Ibou Diouf Amadou Ba ci caméra bi. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa TFM man la Mbaye Babacar ñu gën ma xam si Rapathia artiste comédien daaray Kocc. ñu xam ko bu baax a baax ci wàllu théâtre fii ci Sénégal mu yàgg a bégal askan bi tamit wante at yi mujjee moom daanaka gëj nañ ko gis. waaw gëj nañ ma gis mais maa ngi yëngatu ndànk quoi vraiment maa ngi sama yëfu bopp comme daaray Kocc dafa nekk stand-by man bu lii doxaloo ne ma xool leneen doxi man aar bi su ma si nekkee ci doxu si man dama koy bàyyi seet leneen nit ñu bëgg liggéey ngi fii Matar Ba fekk na may jaay xam ne man damay liggéey émergence la ñuy wax ñu jàppale artistes yi ñu liggéey man scénario la yor maa ngi bëgg a tourné man ku ma jàppale ma liggéey. Rapathia di artiste comédien joxe xalaatam ci nekkinu yenn artistes yi di jot a nekk ci ay jafe-jafe. du yoon mais jafe-jafe fu nekk lay am am na ñu xam ne duñu artiste nekk ay jafe-jafe man nag loolu laay bañ moo tax quoi man bëgguma yenn yi egg si yenn yi bañ may ketal wala nangam moo tax may jël sama def le tout di liggéey sama liggéey di jaay samay CD bañ ku ma ko yóbbul liggéey tax te maa ngi wax artistes yi vraiment artistes yi yenn artistes yi ñu góorgóorlu ñun suñu biir la ñoo yénentewul jàmm ñàkk yénenti jàmm mooy nit ki feebar na ñun ñëpp ñu defoon ku nekk 1000 francs ñu cotiser ko jox nit ki faju sans état. Mbaye Babacar ñeneen ñi naan ko Rapathia ñu ràññee ko bu baax a baax ci wàllu théâtre ak ci troupe bii di daaray Kocc moom mee nag muy wax ci troupe am boobee ak itam tolluwaayu théâtre jamono ji. mais daaray Kocc bientôt dafay ñëw man xam naa Pape Dem mi ngi ci liggéey bi Pape Dem bu ko neexoon mu ñëw bu yàgg mais dafa bëgg comme nit ñi laaj ci daaray Kocc am na série yu ma indi non dañu bëgg ni série bu dëgër boo xam ne bii Sénégal gi yëpp naan daaray Kocc ñëw na mais théâtre léegi nag moom ak aaru léegi vraiment am na côté bu muy sooxe am na côté bu muy jëm kanam man am na série yoo xam ne sax dëgg laay wax du ma leen seetaan mais am na yoo xam ne dama leen di seetaan mais nañu gën a góorgóorluwaat si bind bi gën a góorgóorluwaat si dialogue bi gën a góorgóorluwaat seen pour seen bopp ñoom seen bopp nit kenn war ko jam. Rapathia bëgg théâtre lool jot ci am ay jaar-jaar itam jamono ji nag mu ngi wéyal ay yëngu-yëngoom di defar ay pièces théâtre di ko jaay ci ay CD ngir mën a suturlu. Ibou Diouf ñu àddu nag ci gan yi nga xamante ni ñoo seet si woon groupe Futurs Médias gannaaw appel bu Layeen bi Seydina Limamou Laye mu yema woon ak téeméer ak ñeent fukk ak benneelu appel bi ñoom nag seenub tànk tey ci télévision Futurs Médias moo doonoon jaajëfal groupe bi ci taxawaay bi nga xamante ne amoon nañu ko ci appel bi ni ñu leen gunge bu baax a baax ci wàllu couverture bi ñu ne nag gàcce ngaalama waa groupe Futurs Médias ñi fi ñëwoon nag di mbootaay googu
ñu gën a xam ci vision 129 ñu teewlu Alassane Laye moom kenn la rek ci maanaam association boobu du ñàkk rek kon ngeen am ko du ñàkk ci suñu yeneen jotaayu xibaar ci tàggat yaram ci xibaaru biti réew yi laata ñuy dem ci tàggat yaram ci la ñuy àddu ci tënk ak président bu Niger bu yes bi nag ñu gën ko xam ci Mohamed Bazoum moom nag jamono ji may wax yéen samp nañ ko ci àjjuma ji gannaaw rek ba mu jëlee raw gàddu ga ci woteek faluk njiitu réew bu Niger mu nekk Niger réew moo xamante ni réew mu bari fitna la jamono rawatina ak ci daanaka fan yi weesu nga xamante ni nii daanaka ñi fa doon rek laam-laamee wàllug terrorisme fitna gu jéggi dayoo ay bakkan sax jotoon ca rot mu nekkoon nag lu méttee méttee ñu ne sax gëj nañu koo gis ci réew moomu di Niger tey nag ay président yu africain yu bari teewoon nañu fa bokk na ci président Macky Sall rek ngir mën a fekkee ci bi ñu koy samp moom moomee di président Mohamed Bazoum wax naa ko njiitu réew bu Niger bu yees bi ñu daal di yegsi nag ci tàggat yaram rek ak génn ko àdduna directeur technique bu Teungueth FC di Alassane Dia gannaaw feebar bu yàgg bu ko tëraloon mujj naa wuy ji sunu borom moom moomu nag Alassane Dia ci fàttali mu nekkoon nag xam ngeen ni champion du Sénégal ci atum 1996 ak Sonacos nekkoon it champion du Sénégal 2014 ak AS Pikine daanaka ay club yu bari yoo xamante ne ba mu ci nekkee entraîneur yóbbu na leen fu kawe ci réew mi fii ci Sénégal football local nag mu def fi liggéey bu am solo kenn du ko natable muy ay seere sax yu tukkee nag ci Babacar Ndiaye moom nag jàpp na ni Tëngéej tey moom moo ñàkk waaye football local bu Sénégal moo ñàkk ndax xarañte bi nga xamante ne nemmeeku woon nañu ko ci moom moomee di Alassane Dia mu am ay kàddu yoo xamante ni yëkk na ko di seede Babacar Ndiaye di wax rek ci dëddug àdduna Alassane Dia ñu teewlu ko. yëg-yëg bi moom betteel la ndaxte fan yii yëpp buñ koy jéem a jot téléphone am dafa fayoon donc bi ñu jotee tey avis de joignabilité bi ci lañ ne téléphone am tàkk na donc bi ñu wootee ci lañ jot soxnaam ñu ne ñu dafa dem noppalu ko bett nañu ndaxte Alassane nit ku baax la woon nit ku jullite. ñun ñi ko fréquenté les 4 dernières années ak club yi mu jaar yëpp xamoon nañ lu tax ñu def ko directeur technique ndaxte Alassane xam-xam rek la woon nit ku dëggu la woon. amul woon benn malice ci moom amul woon benn lu bon ci moom day rey rek foo ko fekk da doon rey rek. rôle am doonul woon sax directeur technique ci club bi kese quoi c'était sage la woon mën nañu wax suñu pap la woon suñu mag la woon Alassane daan yàgg na fi 4 ans mosu fi xuloo kenn mosu fi xuloo kenn ñëpp waxtu julli du ko raw même bi mu feebaree sax ci chaise roulante wala béquille am dañ ko doon wax DT mooy directeur technique toogal sa kër équipe bi mën na voyager sans yow mais dafa doon ñëw. taal otoom ñëw des test corona am parce que balaa ngay tukki ñu ñëpp dañuy def test corona donc bu ñu ko doon yónnee médecin sax pour def test bi këram day bañ day ñëwal boppam. te Alassane ku ko xam tam instructeur FIFA la woon te instructeur FIFA du ku nekk moo am raaya boobu mooy jàngalekat la woon donc approche technique physique psychologique lépp ñu dafa doon former fii xale yi entraîneur petite catégorie bi tous les mercredis jeudi. junior yi ak cadets yi daanaka moo doon seen papa sax presque ndaxte ñëpp moo leen doon toppatoo ñii mu leen di prêter ñii muy def seen plan de carrière. waaw delloo ko njugal xam nga rek mooy débat éternel nit moom matul balaa ñuy xam sa valeur rek nga dem donc moom on n'a pas les mots à dire quoi c'est la moindre des choses delloo ko njugal. donc yàlla moo ñu joxoon yàlla nangu na donc ñu ñaanal ko rek suuf sedd ci kawam. fii bureau am la woon donc tey moom ça sonne vite. mu nekkoon directeur technique bu Teungueth FC Alassane Dia yàlla na ko sunu borom yërëm taxaare ko ci àjjana ya gën a kawe yegsi nañu ci xët yu njëkk yu yéenikaay tey dañu ci ànd ak doyen El Hadj Assane Gueye. waa front résistance nationale bokk ci opposition bi ñi jóg daal di wan ginnaaw taabali waxtaan yee ca dialogue politique bi li ko waral di wotey gox-goxaat yi Macky Sall ki farandoom di majorité bi toxal ba 27 février 2022 observateur ne su gindiku amul jubawaat naka noonu nag dialogue bi ci boppam ci wàllu politique fi lay jaar tas ndax nag waa front résistance nationale mu ëmb kàngam yi gën a ràññiku ci opposition bi opposition boobee observateur gis ne kenn nit du moom ndax ay exigence am maanaam ŋànk ci fenn fi rek tëwa ba lu ci mel ni audit fichier bi loolu it bokk na ci li ko jural fii
mu yegg tey Le Témoin xëy dafa laaj ne mbaa du nag toxalug yooyee local di wote gox-goxaan yi moo nar a doon ndey xare yi maanaam la mère des batailles enquête ne ko waaw mooy doon ndey xare yi kay ca nag lay doon nar wa xëccoo gi gën a tare mooy ndakaaru gi nga xamante ni toogub meeram ndakaaru ci la gët yëpp tegu ku ne bëgg a contrôler capitale bi yéene kaay bi ne Pastef taxaw na sax jatu ba sax Ousmane Sonko di njiital parti ba di waajal ab téere ci wàllu décentralisation taxawu Sénégal bu Khalifa Sall ñoom jógtee ay dox mbokk ci réew mi bu dee waa PDS kenn ci responsable Nafissatou Diallo mu ngi wax ci yéene kaay bi waxuma la ndakaaru waaye ci Sénégal yépp lañu pare ñoom waa PDS Sud Quotidien ne atte bi nag tey lay doon ci loxoy assemblée nationale ba ci amal plénière ci teewaayu ministre intérieur Antoine Félix Diome waaye Sud mel ni ku ci amul yaakaar ci moom même ndaje jëm ci toxal gi ak fànk am ca ndax assemblée googee mu ne majorité mécanique lay doon contre opposition bu xadar naam waaye bu fa néew doole lool la tribune ne lu ci mën di am toxal gi moom merloo na futt waa opposition bi donte société civile bi ña ngay wër jàmm ngir xool app bi jubóole ñëpp laas ne ko boobépp société civile nag ñoom lañu gis ne mooy app bi baax lañu proposé janvier 2022 la le quotidien ne fi nu toll daal waa front de résistance nationale ñoom jóg nañu takk seeni bagage ne ci gàttal dialogueetunu source a ne ndaje mu am solo nag dinañ ko ci amal ngir buntu feeñ ci experts yi seen wàllu bopp nag di borom xam-xam yi la ñuy sàkku ñu indi ci arbitrage di atte mbiri élection ci la ñuy des ba tey xalaatu boole wotey député yi ñëw ak bu président fii ci mim réew xalaat boobee lu xel nangu la mooy gis-gisu Mohamed Moustapha Diagne mooy coordonnateur bu mbootaayu Macky 2012 mu ngi ko xamle ci lii quotidien leneen lu yéenekaay yu bari waxtaane ba tey ci wàllu politique mooy bennoog juboo ga ca responsable yi APR yu Podor ba nu ànd amal fa meeting bu rëy ngir yokk ndëgër laay président Macky Sall ca bokkee jàllu be meeting boo xamante ni foo sànni mbàtt mu tag Cheikh Oumar Anna nga cay wax ci Vox Populi ne weddi gis bokku ca Abdoulaye Daouda Diallo di ko feelu ca naan Podor day wéy di doon titre foncier présidentiel opposition bi nag lañu fa amee woon ndax ñoom jàppee nañu ko opposition boobee niti fitna niti ay yu xamul fa ñuy taxawee tax ñuy jëfandikoo doole ak song yenn taaxi kilifte fi réew mi les échos ne mobilisation bu mag nag la ñu def boole ko ci bennoo ñoom responsable yi APR yu Podor libération moom la ko yitteel mooy askan wa ca Dugaar ak seeni suuf sunu fuqartee ci ñoom ak càcc sax la yéenekaay bi tuddee mbiri lu toll ci téeméer ak juróom-ñeenti hectares yu fa ay privé sàccee ci ñoom ca nag askan wi gis nañ ne administration bu Sénégal it kenn du moom am na ci wàll Le Soleil xëyee ngëneelu Sénégal leneen bu weesoo pétrole bi di gaz bi yéenekaay bu ànd ne téeméer ak fanweer ak juróom-benn milliards yu teg nguur gi génne na ko ngir defarum jumtukaay yi jàllale gaz boobee Aliou Cissé ndax dinañu jàllale ca kaan baakub coupe ca Cameroun Stades yéenekaay la mu gis mooy Aliou Cissé moom ci boppam ci sursis la ne dese na ko nag ñu ne juróom-benn match yeneen yu mën a yeyee askanu Sénégal bokk na ca Sénégal Togo Sénégal Congo ndajeek ak Namibie ci aller retour ci weeru septembre wuy ñëw record ne Aliou Cissé naam mënees na ko sikkee qualité de jeu équipe bi ñàkk mën a daani kàngam ak it ñàkk wutam pexe ci ndëgg sërëx gi adversaire yi taxawal di bloc bàyyi waaye nag wares na koo nangul ndam yi mu am ci campagne yi nga xamante ni qualifié na équipe bi yépp muy ñetti CAN ak coupe mondial mu des nag waruk ticket bi ñuy jàllale ci mondialu Qatar 2022 ci jongante yi war a tàmbali ci weeru juin 2021 Aliou Cissé am ab xew waaye ci wàllu làmbit Eumeu Sène am na xew sunu làmb nee na moytu nag am ñaari defet yu tegaloo moom mi fi nekkoon di jamono buur arène Sénégal Sathio Mbi Diop gis ne la ko war rek mooy jubboowaat ak ay fansam coach Diabong moom di expert ci wàllu sport de combat ba tey ak yéenekaay bi di sunu làmb Lac 2 la waxtaane mu ne Lac 2 capable na daan mbër mu ne ndax Lac 2 neexuta manœuvrer. ñu koy jaajëfal bu baax a baax El Hadj Assane Gueye mbokk yi nit sant ñu leen gërëm leen yéen ñi ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sot ci rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn du lu jàmm te di ko sàkku ci yéen